asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. waaw mbokk yi tey la ajjuma danañ def benn tanbi ak irshad bu ñu noppee daañu dem ci alxuraan ji. tanbi ak irshad bi nga xam ne moom lañ leen di defal itam ñi ngi koy def ci Mr Hamfar wal Wahabiya. Mr Hamfar wal Wahabiya benn muarrix bu mag bu gëstu taarixu Najd ak Daraya ak Xuraymala ak dëkk yooyu, xam cosaani naar ya fa dëkkoon. te naar nag boo ko xamulee mooy doomu yonent Yàlla Ibrahima yëpp ay naar lañu, moo xam mu di banu Israil, moo xam muy arab ya nga xam ne ñooy arabul mustariba, ndax arabul arba yeneen xeet lañu, donte arab fa la cosaanoo. leeral googu ñuy leeral itam li tax ñu di ko def, dañuy dégg ay mbokk yoo xam ne dañuy wax ci wahabiya di ci jaxase lu ci bokkul. ñi nga xam ne dañuy woote ci sunna dañoo mel nit nii woote ci tasawuf. am na ay murid, am na ay tijaan, am na ay qaadir, am na ay laayin, am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ak ñeneen ñoo xam ne ay mbooloo lañu yoo xam ne ñi ngi ci àddina bi, surtout fii ci réew mi, te ñoom ñëpp bokkuñu cëslaay ak cosaan. ni nga xam ne tariqatu tijaaniya lépp mi ngi cosaanu Taajaana ci Algérie, ci Aynu Maadi, ay naar indi ko fi, nga xam ne mën nañoo wax ne tijaan yépp ñi ngi wekku ci Aynu Maadi. bu ñuy wax ci sanama tijaan yi dañuy wax pour ñoom ñépp, waaye duñ ci boole laayeen yi nga xam ne ñoom seen mbir génnul Yoof, fi lañ ko defee. duñ ci boole murid yi nga xam ne seen càq mu ngi bokkoon ci alqadiriya. ni sanama tijaan yi liggéeyale boroomam te nekkoon ci kurdiya moomee nekk ci saasaliya moomee nekk ci masisiya, mooy Abdou Salam ibnu Masis. sanama tijaan yi di liggéey ba yàlla sédde ko wirdu boppam mu yor tariqatu tijaaniya. Cheikhul Xadim itam noonu la def ci tariqatul qadiriya, di ci liggéey ba yàlla jox ko wirdu boppam mooy wirdul maquus, nga xam ne mooy cosaanal tariqatul muridiya. nga xam ne suñu diggante ak qadiri yi wirdul maquus moo ñu tàggale. foofu la ñu déparé iradatul xaalisa li waj illaay gi nga xam ne wekkuwul ci kudul Cheikhul Xadim yonent bi yàlla. ni nga xam ne tariqatu tijaan yi wekkootul ci kudul sanama tijaan yi yonent bi yàlla. noonu itam boo demee ci jamayaat yi nekk ci Sénégal al islamiya noonu la demee. boo gisee li tax may leeral loolu, dama dégg mbokk muy wax di wax ne Ibaadu Rahman ay wahabiya lañ. Ibaadu Rahman bokkuñ ñi ci wahabiya yi, wax naa ko waxati ko te maa ngi koy waxaat. Ibaadu Rahman ñi ko sos ñii ñi ngi jànge ci daara réew mi, ñii ñi ngi jànge ci franco arabe gi nekkoon Ndakaaru. ay doomi réew mi lañu, seeni baay ci tarixa yi lañ bokk. ñoom ñoo sos jamaatu Ibaadu Rahman, waaye jamaatu Ibaadu Rahman wahabiya yi juruñu leen. wahabiya yi Ahmad Mahmoud Ba mi fi njëkkoon a ñëw te indi fi
daawatul wahabiya te Senghor génn ko mu dem Mauritanie di bàyyi Mouhamadoul Ghali ba ma nekkoon conseil présidentiel ca Mauritanie moo fi indi ak wahabiya waaye waa Ibaadu Rahmaan bokkuñu woon ca mbooloo mooma ba mu fi jógee Younous moo ko fi remplacé continuer di woote ci wahabiya ba Senghor exilé ko mu dem waaye Ibaadu Rahmaan booba amagul Ibaadu Rahmaan bi ñuy sos seen mbooloo ci xelaati doomi sénégalais kese lañ ko sose waaye wékkuñu ko ci mbooloo mu nekk ca bitim réew loolu dafa war a leer nit ñi wax naa ko waxati ko maa ngi koy waxaat bokkuma ci Ibaadu Rahmaan awma seen carte de membre waaye jàng naa histoire yi mbooloo yi ci réew mi xam naa ni mu demee Ibaadu Rahmaan bokkuñu ci wahaabiya yi bokkuñu ci wahaabiya yi ñooñu bokkuñu ci takfiri yóne yi loolu dafa war a leer dégg naa mel ni mbokk am taalibe mu ne Ibaadu Rahmaan yi du ñu julit li ma gën a taxa dem ci Mr Hamfar al jaasuusul Britani fil aradi al islamiya pour xamal leen fi wahaabiyanke jóge ak xeet yi ko sos ñan la loolu la mbokkum taalibe moomu di wax ne Ibaadu Rahmaan lu ma tudd Ibaadu Rahmaan bokkuñu ci wahaabiya yi weddiwuma nag ne mën naa am ku bokk ci ñoom ba yàgg ba doon ca sax kilifa génnee ci ñoom dem ca wahaabiya ya ndax Ibaadu Rahmaan xamaluma leen ay financement yi jóge Arabie Saoudite wahaabiya yi di leen ko jox ma shahidna nag illa bi ma alimna nañu moytandiku li dal Muhammadu ibn Abdul Wahab dal ñu Muhammadu ibn Abdul Wahab noonu na day xeex shirku te illéeram xàmmeewul dugub ak am ñax lépp la doon maasale sufiyanke itam bu fekkente ni yéen a ngi jóg di défendre seen bopp ci ñuy dal ci seen kaw Ibaadu Rahmaan moom xam naa ne li leen dal ñoo ko teg seen bopp ndax buñ demutoon ci xalifa yu mag yi ñu ñaanal leen kon duñu weexu dongu ba lu jóg ñu teg ko ci seen ginnaaw bokkuma ci ñoom man su ma yëkkati woon sama kàddu sax ne ci ñoom laa bokk dañoo xam ne sax yi waxul dëgg ndax am na ci ñoom ñoo xam ne man dañ ma doon duute ne man ab chia la ndax ni may défendre jullit bu ñuy yàq ab deram ak bu mu mën a doon muy imaam Khomeini muy keneen loolu lañ ma jàppe woon am na ci waa Ibaadu Rahmaan ñu jàppoon ne Cheikh gi ab chia la te ba tey am na ñu jàpp ne man ab chia la murit yi am na ñu ci jàpp ne man ab chia la am na ci murit yi ñu jàpp ne man ba ab yanke buy nëbbatu laa duma ci lenn man ab murit laa wirdul maxuus laa yore yor naa wirdul faa yi dama koy wax bés bu nekk ku mu neex ànd ceeg man ku mu neex xarit ba man du ma ko baa un point un trait ndax gor day wax li nekk ci moom waaye maa ngi leeral mbokk moomu di ko xamal ne Ibaadu Rahmaan du ñuy jullit jooju ma dégg mu wax bu mu ko waxati ndax yonent bi nee na saa yoo waxee ne sa mbokkam jullit doob jullit su doonee jullit yow doonoo ko te damaa wax ne man ngaa seereel sa mbokkam jullit ne ko doob jullit mu bañ a sax fa yàlla waaye yow bu yonent bi ne doob jullit day sax ci lawhul mahfuus nañu moytandiku nekk ci diine génn ca te duñ ko yëg maa ngi koy wax takfir yu ne yëpp di ko jottali fala salafiya di ko jottali waa kër Ahmad Lo di ko jottali ñëpp maa ngi koy jottali ñi nekk ci yoonu murit ni man di wax man de kenn mës ta dégg ma ne mbooloo sàngam lu ñuy jullit li tax duma ko wax mooy dama xamut seen biir xaw ma seen baatin ndax duma yàlla te gisuma ci bitti luy teg teleegul ne ñoom ay yëfar lañu waaye nag képp koo xam ne yaa ngi wax ne mbooloo sàngam du ñuy jullit na nga ñaan yàlla rek ñu ñàkk a doon ay jullit waaye bu ñu doonee jullit yow yëfar nga loolu laay njëkk a tijjee sama waxtaan bala maa dem ci Mr Hamfar al jaasuusul Britani fi l aradi al islamiya. فقد رأت وزارة المستعمرات البريطانية أن يقوم رجلها مستر هامفر بتنفيذ مخططها لخلق مذهب إسلامي ودولة في منطقة
من شرقي صحراء نجد عن طريق الاستعانة بالأسر اليهودية التي زرعت في منطقة الجزيرة العربية. waaw li waa ji wax mooy ministère affaires étrangères bu Britannia mu di Angleterre te ñoom ñoo notoon li ëpp ci réewi arab yi féete ci saw ca penku ba dañoo waxtaanoon juboo ci ne il faut ñu sos benn réewum lislaam moo xam ne ci penkub jasiratul saharaul jasira lay nekk te itam réew moomu buñ ko dee sos dañ koy sos ci ñaari càq ab sëriñ bu am xam-xam akub buur bu yore doole te ñaari askan yooyu yépp dañuy fexe ba ñu nekk ci askanu yahud ndax yahud yi buñ fàttali ko am na ñoo ci xam ne dañoo duggoon ci lislaam bàyyi ci seen ak njaboot dee bàyyi leen fi ñii def ko ngir ngëm ñii def ko ngir aar seen deret ñii def ko ngir aar seen alal waaye ak yahudiya moo nekkoon ci seen biir askan yooyu nag di ay yahud yoo xam ne dañoo dugg ci diine waa kër Muhammadu Abdul Wahab ci lañ bokkoon alu Saoud itamit ci lañ bokkoon. ذلك المذهب كان مذهب محمد ابن عبد الوهاب وتلك الدولة كانت دولة آل سعود. هنا يبرز سؤال ملح كيف تم ذلك؟ الجواب léegi nag ba loolu amee anglais yi wax ne ngiri islam yi dañuy fexe ba wut meneenam ngir moo xam ne nit moo koy woote te mu waroo ak ngiri lislaam yi nguuri lislaam yi itam ñu fexe ba samp geneen a nguur guy tuddoo lislaam te buur ba koy jiite itam ci yahud yi lay bokk ki yore ngir mi di boroom xam-xam bi askanu yahud ci lay bokk ki yore nguur gi di boroom doole ji it ci askanu yahud lay bokk. يظهر من دراستنا لنشأة محمد بن عبد الوهاب والوهابية كما ذكرها كتاب تاريخ نجد لابن الألوسي وكتاب تاريخ نجد لهاري سنت جون. léegi nag ngir ñu mën a feeñal ngirum Abdul Wahab moomu Muhammad ibn Abdul Wahab moomu ak nguur ak alu Saoud googu dañuy dugg ci tawaarix yi nga xam ne ñooy bind ci Najd mooy taarixu Najdil Alusi ak mboolem ñi nga xam ne bind nañ ci mboor muy histoire te mboor ma ñu bind di mboor moo xam ne mi ngi bokk ci réewum Najd. فيليبي المسمى عبد الله فيليبي وكتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عقيدته ودعوته لأحمد أبو حجر آل أبو طامي وكتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد بن زيني دحلان مفتي مكة. يظهر أن ابن عبد الوهاب ولد عام 1115 هجرية 115 hijriya mu di téeméer ak fukk ak juróomi at ci gàddaay gi ci la Muhammad ibn Abdul Wahab juddu. tawaarix yooyu mu doon lim nag di ay bindkati taarix téere bu ci nekk mu tudd ko bind ci la sukkandiku di nettali bii mu leen di bëgg a nettali mu di cosaanal nguurug waa Makka googu ak cosaanal nguurul wax ak cëriñ ak waa abiya gi. الموافق 1703 ميلادي بمدينة تسمى العيينة من بلاد نجد.
هذه المنطقة تبعد عن الرياض حوالي 40 كيلومترا من الناحية الشمالية الغربية. محمد ابن عبد الوهاب هذا قرأ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كان أبوه قاضيا بتلك البلدة، أمير تلك البلدة كان يوم ذاك عبد الله ابن معمر. سافر ابن عبد الوهاب إلى مكة ثم سافر إلى المدينة وأظهر الإنكار على زيارة النبي صلى الله junneeg téeméer ak fukk ak juróom la tollool. léegi nag Muhammad ibn Abdul Wahab moomu nga xam ne moom moo jóg doon mbër mi nga xam ne Angleterre ngemb na ko ngir mu mën a def loolu, mësta am far ñëwul rek tànn ko, da ko bàyyi ba dégg ko door a jokkoo ak moom. Muhammad ibn Abdul Wahab ba mu jógee nag jëfam cosaanoo jàng ba noppi dafa dem Makka dem Madina daa di ne siyaare yenent bi araam na, daganut, bàmmeelam bii nu fi def du yoon. daa di tàmbalee juyoo ak boroom xam-xami jullit yi. boobu nag la anglais yi ne am nañ nag kiñ doon wut te moo waxal boppam ñu dégg ko, ki am pas-pas bii ku ko jàppale li nu bëgg danañ ko am. waaye mastar am far du moom moo formé Abdul Wahab ci boppam, waaye dafa anglais yi dañoo toog ba dégg ko xam ne kii juyoo na ak boroom xam-xami jullit yi, ñu profité ca loola. sallallahu alayhi wa sallam والتوسل به وبالصالحين من أمته. ثم رحل بعد ذلك إلى نجد، ثم أتى البصرة من بعد الشام. فلما ورد البصرة وأظهر آراءه لأهلها أنكروا عليه وردوه. ba mu nekkee foofa dafa ne di def ñaan yàlla tawassul ci Muhammad shirku la, ku koy def ab yëfër nga. ba mu jooyee ak ñoom dem na Najd. ba mu jógee Najd ginnaaw ba mu juyoog waajuram dem na Basra. ba mu demee Basra génn fa xalaat yooyu ne adriatul awliya ay sanam la, ay xirim la yu ngeen di jaamu, moo di seen yàlla, ziyaare ko shirku la, ku koy def kaafir nga. ba waroo ak ñoom la cooli tàmbali nag. Ijaas naan Muhammad ibn Abdul Wahab, Iraq naan Muhammad ibn Abdul Wahab. بعد مدة جاء إلى بلدة حريملة من نجد، كان أبوه في تلك البلدة فأنكر عليه أبوه وزجره ونهاه، والله تعالى أعلم، قد يكون ذلك كعادة اليهود في تقسيم الأدوار. مات أبوه سنة 1143 هجرية الموافق 1731 ميلادية. أظهر ابن عبد الوهاب عقائده والإنكار على المسلمين، فضج أهل حريملة منه وهموا بقتله. لما baloo la amee ñu dàqi ko Basra, mu dellu si Huraymala fa baayam dëkkoon, waaye sax moom juddoowu fa, baayam dafa taxu woon. ba mu ñëwee daal di génne jikko jooju mu yore ba léegi, di wax ne siyaare bàmmeel yonent bi du yoon, shirku la, kéefër la. baayam daal di jiyoog moom ci loolu. baayam nag ab yahud la, te yahud yi am nañu politique bu ñuy doxee. da ngay taal daay gi, man ma ñëw nekk sapeur pompier bi fay daay gi. bu ci àndee baayam ànd ci, ay maamam ànd ci, dañuy xam ne ñii kat askanu yahud la ñu bokk, te kon ñi ngi bëgg a yàqal islaam. waaye baayam dafa lànk ba tëdd ca naaj wa, dëkk xuloog moom guddi ak bëccëg, contre ko, ànd ak waa Huraymala ne sama doom ji li muy wax ànduma ci. waaye nag taxut Muhammad Abdul Wahab bàyyi ko de, ma nga ca di woote ba ni baayam dee, ma nga ca di woote ne moom loolu la gëm, te loolu ci lay woo jullit ñi ñëpp. لما حدث ذلك الأمر خرج ابن عبد الوهاب قاصدا العيينة مسكة رأسه ودار نشأته، وأميرها يوم ذاك
اسمه عثمان ابن أحمد ابن معمر. ba bàyyam deewee nag mu jóge nag Xuraymala dem Uyayna. ba mu demee Uyayna fekk fa Usmaan ibn Ahmad moomu mu wax mu doon fa buur ibnu Muammar. mu dellu foofa ndax foofa dafa cosaanoo bàyyam juddoowoon fa dëkk fa bokk ci askanu yahuud wi nga xam ne ci lislaam lañu nekkoon ñu di ñu xam. تعاهد هو وأميرها أن يشد أزر كل منهما الآخر، فترك ابن معمر لابن عبد الوهاب الحرية في إظهار فكره والعمل على نشره، لقاء أن يقوم ابن عبد الوهاب بشتى الوسائل لسيطرة ابن معمر على نجد بكامله. وكان léegi nag ñoom ñaar ñu waxtaan, Usmaan ibnu Muammar ak Muhammad Abdul Wahab, ne ko man de mën naa leen, mën naa laa bàyyi fii nga xam ne ab gouverneur laa fii ci sama wilaya bii ma nekk, ngay woote weddiloo yàlla jullit ñi ci kaw charte bu la mboolee toppee na nga fexe balu mënta ko xew man itam sama dara gi nga xam ne moom laa nekk muy sama wilaya ma soppi ko mu nekk sama mamlaka, nga samp ma fi buur ma samp la fi nga doon fi ab sëriñ. bokk na ca la nga xam ne waxtaane nañ ko, doomi Muhammad ibnu Abdul Wahab ju góor moo takk doomi ibnu Muammar ju jigéen ñu gorom le ñoom ñaar, lépp ngir dëgëral pexe yi ba ibnu Muammar nekk buur ca Uyayna, ibnu Abdul Wahab nekk fa sëriñ, waaye duñ ko def ci woote ak waxtaan, jaasi ci doq ak jullit ñi lañ ko bëgg a defee. كانت يوم ذاك موزعة إلى 7 إمارات، منها إمارة العيينة، ولكي تقوم الروابط زوج ابن معمر أخته واسمها جوهرة من ابن عبد الوهاب، فقال له الأخير اللي هو ابن عبد الوهاب: إني آمل أن يهبك الله نجد وعربانها. وهكذا يؤمن ابن عبد الوهاب بأن الله يهب الأحرار وما يملكون لمن يناصره في دعوته ويجعلهم عبيدا له من دون الله، هكذا وهو يدعو أو يدعي أنه يدعو إلى التوحيد الخالص من براء. baloo la amee tamit Najd dafa nekkoon juróom-ñaari région wala juróom-ñaari province. Uyayna ca la bokkoon. Muhammad Abdul Wahab nag daal di wax ibnu Muammar ne ko maa ngi ñaan ci yàlla Najd gépp topp la, juróom-ñaari région yépp nga ilif leen. Muhammad Abdul Wahab nag ci wooteem bi li mu gisoon mooy moom mi nga xam ne day woote jëme ci lislaam gi nga xam ne mooy lislaamam ji yees jooju nga xam ne moom la sos, moom dina dagan ci moom alal yeneen jullit yépp, dina dagan ci moom seeni doom yi jigéen, dina dagan ci moom seen ngor gi nga xam ne moom leen yàlla bindewoon ñi di jullit, buñ ko mënta topp ci lii nga xam ne moom lay woote, mu xeex ak ñoom, rey ñi, jàpp ñi ay jaam yóbbu jaay su ko soobee, yóbbu seen jigéen yi def leen ay jéebéer. te ñi muy fiqal ñi ngi dem ajjumay jullit yi yor seeni juma di jàng alxuraan di aji màkka doon ay jullit. loolu moom la Abdul Wahab wooteem bi foofu la ko tegoon. musta takab xare xeexi ak yéefar bu gëmut yàlla boo xam ne da koy dugal ci diine. ku Muhammad ibn Abdul Wahab masa xeexal ànd ak ibnu Muammar rek dafa toji jàkka, nangu fay alal, taal fay daara, tasaare fa ay diine, yàq fa lu dul jeex ne ñi yëpp ay mushrikiina lañu. siyaare gi ñuy siyaare ji Muhammad sax
dagganut ci shirku la bokk. براثن الشرك لقد سخر ابن عبد الوهاب الدين لرجل الدنيا وتطوع لتعزيز حكم دون أن يكون على يقين من عدله أو يأخذ منه موقفا لتحسين الأوضاع الاقتصادية وراحة الناس والعمل للصالح العام، بل على العكس، فقد وعده بملك نجد وعربانها لا بالاقتراع وحرية تقرير المصير، بل بالحروب والغزو وإشلاء الضحايا. ومع ذلك فهو صاحب دعوة التوحيد ورسالة الإنسانية. ومهما يكن فإن التحالف بين الاثنين لم يطل عمره ولم يتم أمره، وما تمخض هذا التحالف إلا عن زواج ابن عبد الوهاب بجوهرة وهدم قبر زيد ابن الخطاب. وبلغ الخبر صاحب الأحساء والقطيف سليمان ابن محمد بن عزيز، فأرسل كتابا إلى عثمان فأمره بقتل حليفه ابن عبد الوهاب. فلما ورد ba loolu amee Muhammad ibnu Abdul Wahab digée na ak Ousmane ibnu Muammar ne ko dinaa la fal buur, waaye falu ko ci programme, falu ko ci loo xam ne Ousmane ibnu Muammar daf koo wax ne lii ak lii laa bëgg a liggéeyal population bi, lii ak lii laa bëgg a fangal population bi ci musiba. moom daal da ko ne dinaa la fal ci Najd ak li ko wër, noo atee yaa xam, waaye man naa raaf mboolem boroom xam-xam yi fi nekk ak sëriñ si, ku ma fekk siwul ci ak waa abiya daal moom jaasi laay teg ci sa loos, danaa la rey te jël say jabar jaayi baa ma jabaroo jël sa alal yóbbu. kii nguur bëgg a doon buur rek ci lu dul sart moom la def, kële itam bëgg a doon ab sëriñ rek ci lu dul sart moom la def, waaye nag nga bañ a fàtte ne moom ci giir ak yahuud ya la bokk. ورد الكتاب أرسل عثمان إلى ابن عبد الوهاب وأمره بالخروج من البلدة وطلب منه أن يختار المكان الذي يريد الذهاب إليه. léegi nag malikul ihsa ba mu déggee ne Muhammad ibnu Abdul Wahab ma nekk ci Ousmane ibnu Muammar ca Najd day dafa toj bàmmeelab Seyd ibnul Xattaab ba di ca bajantoo ko jaxase ak dawali fas, raatale ko ne bu fi tànk xandati nañ ko fàtte jeena, bu leen ko fi def yàlla ju ngeen di jaamu siyaare ko mayeetuma ko. léegi malikul ihsa nag daal di takkab xare, daa di yónnee ca ibnu Muammar mooma tuddal Ousmane ne ko Muhammad ibn Abdul Wahab moomu na nga ko jàpp nga rey ko, na nga ko jàpp nga rey ko. waaye nag Ousmane ibn Muammar doomam ju ñuy wax Jawhara ju jigéen daf koo may doomi Muhammad ibn Abdul Wahab, ay goro lañu. moom nag dafa bindab leetar yónnee ko Muhammad ibn Abdul Wahab ne ko fexeel nga daw génn dëkk bi, génn Najd, seeti feneen foo jëm, ndax buurub Ihsaakat nee na naa la rey mbaa nga xam ne danañu song si, te buurub Ihsa mënuma ko tenir ci wàllu jaas yi. loola fa la mbir ma yem. seen ànd ga daal jurul dara lu dul gorom le nañu doomi Ousmane ibnu Muammar ca Najd, doomi Muhammad ibnu Abdul Wahab takk na ko jabar. loola lañu jote séq ñoom ñaar, te ñoom ñëpp ci giiru yahuud lañu bokk goo xam ne dañoo làqatu woon ci biir naar yi. في ذاك الوقت كانت عيون وزارة المستعمرات البريطانية تراقب عن كسب عن قرب رجلها ابن عبد الوهاب، فالمخطط جاهز ولم يبقى إلا التنفيذ. والصداقة حميمة بين مستر هنفر وابن عبد الوهاب، لذلك قدم هنفر لابن عبد الوهاب خطة من 6 بنود لينفذ. بلولو أمينك malikul ihsa ne dina songu Najd mbaa des na rey Muhammad ibn Abdul Wahab
te goro ba di Ousmane ibnu Muammar bàyyi jaw ara mi ñu may doomi Muhammad Abdul Wahab ne ko seetal foo jëm. booba nag la Angleterre ne léegi nag suñu plan mi ngi bëgg a dox, ndax li ñuy def ba sos meneenam ngir mu juyoo ak mboolem ngiri islam yi di xeex ak ñoom tey dox ci suñuy def ci suñuy ndigal am nañ ko nag léegi. Muhammad Abdul Wahab mi ab yahud la ci ay maamam waaye du arab du Qurayshi, dem na nag jàng na diine di woote ba léegi am na mbooloo mu ko topp, siiw na ci àddina bi. fa mu nekkoon am na fa problème, génne nañ ko, te diirub li mu nekk ci loolu di liggéey mi ngi am benn agent secret bu bokk ci wisaaratul xaarijiya bu Angleterre, muy ministère ba yor mbirum bitim réew, mi ngi ko doon suivre def ko xarit, léeg-léeg mu làmbal ko dara ci alal jox ko di ko jàppale. kooku nag mi ngi tuddoon Mr Hamfar al jasuusul Britani fil aradi al islamiya. kooka nag moo ko feeñu ne ko man de nun waa Angleterre man nanu laa jàppale, waaye nag ci kaw boo demee ba ñu jàppale la nga doon ab sëriñ bu ilif naar yépp, ñu falal la buur boo xam ne day ànd ak yow di làkk arab ni yow te bokk ci askanu yahud yu nga bokk, ñu mën leen a samp ci alamul islam yi ngeen di lëmbe. dafa am ay tomb yoo xam ne suñ la jàppalee ba li nga bëgg yow nga am ko doon sëriñam naar yépp dang nu ko defal. tomb yooyu moo di yan, ngeen déglu Mr Hamfar wax ko tomb yi nga xam ne moom la réewum Angleterre bëgg mu def ko ci réewi jullit ñi su fekkee ni jàppale nañ ko ba mu am li mu bëgg. نفذها وأرجو أن لا تنزعج أخي المسلم الكريم وأنا أذكرها عليك لأنها الحقيقة المرة. البند الأول من هذه البنود يقضي بتكفير المسلمين، إباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم في سوق النخاسة وحلية جعلهم عبيدا ونسائهم جواري. mu ne nga baal ma àq nag yow jullit bi, ndax li may wax day dog na ak ku gëm yàlla. band bu njëkk bi ci protocole yi nga wax xam ne moom la Muhammad Abdul Wahab def mooy def fatwa ne julliti àddina yépp ay yéefar ngeen, ay mushrikiina ngeen, seen deret dagan naa tuur, seen alal dagan naa jël, rey leen tey, jël seeni jabar tey, jabaroo ji ko tey dagan na, jàpp leen di yóbbuy jaayi ca marché jaam ya it lu mën a nekk la. loolu moo di première tomb bi ko Mr Hamfar wax ne danga koy def suñ la jàppalee. yéefarloo julliti àddina bi yépp, daganal rey leen tuur seen deret, daganal jël seeni alal, daganal jabaroo seeni soxna def leen ay jéebéer, daganal jàpp seeni doom yóbbu ca marché ya ñuy jaayee jaam ya ñu jaayi leen fa. أما البند الثاني فهو هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنية إن أمكن، ومنع الناس عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم. la ca topp muy tombam ñaareel, Mr Hamfar ne ko dangay màbb kaaba gi su mënee nekk, nga tere julliti àddina bi ñu aj ci Makka. boo ko dee def itam dangay xiir bandi yi ñii leen di dab ci àll bi di leen dog
di jël seen alal di leen addu kalpe di jafeñal yoonu aj gi. البند الثالث ففيه السعي لخلع الخليفة والإغراء لمحاربته وتجهيز جيوش لذلك، ومن اللازم أيضا محاربة أشراف الحجاز من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله بكل الوسائل الممكنة tomb bi ci topp moo di fexe ba daaneel xilaafatul islaamiya gi nekkoon Turki, ñaareel ba fexe ba shérif yi nga xam ne ñoo nekk ci Ijaas ak ci réewu arab yi doyadal leen, toroxal leen, minimiser leen, ñàkkloo leen fayda, xamal leen ne tekkiwu leen dara, def ko ci xol yi jullit ñi ba lu bokk ci yonent bi kenn dootu ko faale. léegi nag danañ la jox alal jàppale la ci armée nga mën a am ay armée yu dul jeex du xaaj, mën a am soldat yu dul jeex, su ko defee yow nga mën a def loolu yow Muhammadu Abdul Wahab ànd koog buur boobu nga xam ne tuddaguñ aw turam te léegi ñu egg ci moom. قليل من نفوذهم. في البند الرابع هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد التي يمكن ذلك فيها باسم أنها وثنية وشرك والاستهانة بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ñeenteel ba Mr am far ne ko dangay toj mbooleem bàmmelu nit kuñ doon wax ne wàlliw la, tasaare ko, mbaam ya di fa fanaan ci bilaadul arab gépp ak fu sa doole mën a eggi, doonte Yoof la ca Sénégal sax, fu sa doole mën a eggi nga toj bàmmel ak gépp kilifa goo xam ne daa ees na ko fa siyaar, daan ko fa màggal, xam le ne loolu asarun min asaaril wasaniya. bàmmelu nit bi yàlla ju ñuy jaamu la, ay xirim la. Makka jeexitali jaamukati xirim yàlla, kon nee nañ Ibrahima da doon jaamu xirim ndax moo ko fa def. mboolem fu ngeen fekk nitug yàlla ci àddina bi ku ñuy màggal itam mu génn àddina ñu defal ko bis wala ñu defal ko bàmmeel di ko fàttali ko di ko ziyaara ka ñaanal, ngeen toj ko weddi loolu ba mu set wecc bu ci dara des. وخلفائه ورجال الإسلام بما يتيسر. أما البند الخامس فهو نشر الفوضى والإرهاب في البلاد حسب ما يمكنه ذلك. وفي الختام يأتي البند السادس وهو نشر قرآن فيه التعديل الذي ثبت. juróom benn tomb la mu ne ko tombab juróomeel bi moo di réewi lislaam yi nga def ko mu nekk désordre, nekk loo xam ne dafa désorganisé wu, kenn du ko mën a organiser. fu nekk aw nit nekk fa di xeex, fu nekk ay nit nekk fa yor alganaay di tojaka taalaka rey ci turu Wahhabiya. nga terroriser alamul islami yi, terrorisme maanaam nga tiital leen tiit loogoo xam ne dañuy fàtte sax seen bopp, te ku nekkul ci diine te ne ci àddina bi sax day génn ci ñoom ngir gëm ne lii kat diiney musiba la, diiney ay la, diiney terrorisme la. te loolu mooy liy feeñ ba fi mu nekk ci Wahhabiya. la ca topp mu ne ko nga sos alxuraan ju yees, soo ko munta sos nga réformer alxuraan ji, nga seet aaya yi ci nekk te arrangé wuñu ñu jële ko ci dugal ci yeneen aaya yeneen su fekkente ni mën naa nekk. loolu moo di juróom benn tomb yi nga xam ne Angleterre joxoon na ko Mr Hampar ne ko bu ko Abdul Wahab nangoo ñu jàppale ko. ñu déglu nag tontu Abdul Wahab. في حديث من زيادة ونقيصة هذه هي البنود. أتدرون ماذا كان رد ابن عبد الوهاب على هذه الخطة؟ لقد وعد بتنفيذ كل الخطة السداسية، إلا أنه قال
إنه لا يتمكن في الحال الحاضر إلا على الإجهار ببعضها، يعني لا يمكن أن يعلن عن الخطة كلها في آن واحد. وهكذا كان، وقد استبعد ابن عبد الوهاب أن يقدر على هدم الكعبة عند الاستيلاء عليها، كما أنه لم يبح عند الناس بأنها وثنية، وكذلك استبعد قدرته على صياغة قرآن جديد. Muhammad ibn Abdul Wahab dafa nangu juróom benni tomb yooyu ko Mr Hamfar wax yépp, waaye da ko ne loolu nag du lu nuy mën a defandoo benn yoon ci benn jamono. bu ma xeexee ba nangu Makka ak Madina yi, toj Kaaba gi moom ci saase du mën a nekk. tere leen ñu aji itam Ben Salman a ko def, waaye maamam moom lañ ko santoon, waa anglais sant ko waaye fi nekk nii Ben Salman moo ko def. waaye maamam ne woon na anglais yi dinañ ko mën a defi waaye du léegi. toj Kaaba gi danañ ko mës a defi waaye du léegi. amma tëral jeneen alxuraan nag judul jiifi ne moom dafa munta nekk, ndax su ne waaw rek moom lañ koy chargé, te xam na ne moo juróom-ñaar fukki maamam yëpp buñ dajaloo woon di jàppalante duñ defaat alxuraan ju mel ni ji. boobu tomb moom dal na daal di wax ne soppi alxuraan ji def jeneen nag munta nekk, waaye yeneen yi ngeen bëgg yëpp mën naa nekk. waaye toj Kaaba gi dañ koy waaj, tere aj gi dañ koy waaj. amaa nag ngeen jox ma armée ma dal ci jullit ñi, yéefarloo leen, xeex ak ñoom, di leen rey, di jàpp jaam, di jabaroo seeni jabar, di jël seeni alal yóbbu seeni doom di jaay ci marché yi, toj bàmbeli nit ñi baax ñi fi nekkoon, ne leen ay mushrikiin a ngeen, daaneel pouvoiru l'islam ci côté yeneen bi, daane ko ci ay sëtam, yàq seen der, minimiser leen ba ñàkkloo leen fayda, ba kenn du leen faale moom, loolu moom dinaa ko def. waaye nag toj Kaaba gi ak tere ne kenn du fi aj si ak bind alxuraan ji bees moom du luy mën a gaaw. amma bind alxuraan ji bees moom daa munte nekk, mais toj Kaaba gi ak tere ñu aj si fi moom yàgg danañ ko def, waaye mënagun koo def léegi. kon Abdul Wahab bàyyul benn tomb ci di ko Angleterre wax, waaye ci système bi mu koy defee la leen wax. وكان أشد خوفه من السلطة في مكة وفي الأستانة عاصمة الخلافة الإسلامية، وكان يقول إذا أظهرنا هذين الأمرين لابد وأن تجهز إلينا جيوش لا قبل لنا بها. وقبلت منه وزارة المستعمرات العذر لأن الأجواء لم تكن مهيئة. وهكذا تحددت معالم المذهب الإسلامي الجديد، وفي نفس الوقت كانت الدولة قد تجهزت على يد أسرة آل سعود التي يقول عنها الدكتور ناصر السعيد في كتاب تاريخ آل سعود إنها أسرة يهودية، وهذا ما أورده والله تعالى أعلم. وهنا كان لابد من الالتقاء بين المذهب والدولة، بين الفكر الوهابي وبين الدولة السعودية، ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم. فإن التاريخ قد أثبت أن الحكومات الدينية أكثر دواما وأشد نفوذا وأرهب جانبا. اتخذت الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد. بلولو أمينك محمد ابن عبد الوهاب خمال لني لي نك بنتي أندو تكم خل دولة الإسمانية دالو قل تدنا واتي أدي لبي indil ñu ab armée boo xam ne kenn du xam nu mu toll ci ak rëy, te bu boobaa duñ ci mën dara. dañuy teelu li ñuy njëkk a def moo di jiima samp nguur gi ñuy samp nag dañ koy samp ci turu diine, ndax nguur ak diine moom la jullit ñi gën a respecté, te nguur ak diine itam moo gën a yàgg ci ak camp, ndax buñ ko xasee samp rek ku ko kontar ñu ne da ngaa def chaqut yaddu taa, dañ lay daal di sàkkal pexe dagg sa bopp ci saase. su boobaa nguur googu dina mën a yàggaay boo xam ne mbooleem lii ngeen bëgg doonte samay sët a koy def itam
da ngeen ko masa mën a ami ci biir jullit ñi ñu ne ko kon léegi am na genn giir ak yahud gu nekk Dar'iya nga xam ne seen maam Mordexaay la tudd di ku siiw muy Alu Saoud te Dar'iya léegi yow dañu lay féetale kàddu sëriñ gi ak woote gi jël waa Dar'iya ci Alu Saoud ya jox leen kàddu nguur gi ak armée bi yaay def fatwa yow la ñuy joxi soldaar yaay jiite xare bi yaay xeexi ak jullit ñi yaay daa nga santeeg ñoom yaa leen di defi yëfar lay ba teg leen ba daaneel leen ñoom ñëpp ndax yaa jàng xam-xam bi waaye nag Dar'iya googu ak fële mu njëkkoon a dëkk ñoom ñëpp ci xeeti yahud la ñu bokk kon Angleterre fexe na ba wut sëtëb yahud bu am xam-xam Angleterre ngay wuti sëtëb yahud bu falu buur mu mën koo teg ci place boobu. وكانت وزارة المستعمرات البريطانية تزود الحكومة الجديدة سرا بالمال الكافي كما اشترت الحكومة الجديدة في الظاهر عددا من العبيد من يهود الفلاشة بإثيوبيا كانوا من خيرة ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحروب الصحراوية. هذه الدولة قامت على أسس ثلاثة. الأساس الأول كراهية الآخر يعني يكرهون غيرهم. الثاني تكفيره يعني تكفير غيرهم. léegi nag bi loolu amee Angleterre daa di jël waa Dar'iya muy Alu Saoud fal leen ay buur ba mu leen falee ay buur ñu taxawee côté administration bi Mohamed Abdul Wahab taxawee côté diine ji ba loola amee ñu dem Éthiopie yahud ya fa nekkoon ñu di leen wax yahudu Flasha dañoo amoon ay jaam yu bëree bari yi ñu yore ñoom yahudi Flasha yooyu nekkoon Éthiopie jaami yahud yooyu nekkoon Éthiopie nag ci Flasha yi fa la ñu formé seeni général ak seeni commandant ak seeni capitaine ak seeni homme de troupe ak seen lépp ba mu sotti ba dara defut lu dul xeex ñu jël leen clandestinement te fekk jàngal nañ leen luxal arabiya ba ñu dégg ko mën a làkk ni waa Arabie Saoudite di làkkee ñu indi leen Alu Saoud ñoom ñoo taxaw formé ñi ànd ak Mohamed Abdul Wahab ak Alu Saoudien yi formé seeni nit ba ñu nekk armée ñu jiite xeex bi di xeex ñii ay jaami yahud lañu yoo xam ne ci yahudi Flasha yi lañ bokk deret yahud nekk ci ñoom léegi ñoo jiite armée bi ànd ak Mohamed Abdul Wahab mu di sëtëb yahud ak waa Alu Saoud ñoom ñëpp ñu di ay yahud soo gisee nag ma leerale ko noonu dafa am ñoo xam ne xëy na sax ci waxtaan wi nga xam ne moom la al ilmu nuurul def xëy na ci lañ sukkandiku waaye dañoo maîtriser wul li waa ji di wax te dégluwuñu ko dañ koo déglu rek ba wax ji jeex ñu dem bëgg koo waxal seen bopp te dégluwuñu waa ji wax nag boo tiimul téere te kay wax tiim téere da ngay def tarjamaan kon da nga koy déglu moom su waxee ba noppi la mu wax nga nettali ko ñii dégg-dégg su fekkente ni njumte nga ca ñu xam ne yaa def sa njumte waaye déglu rek lu war a mat 30 minutes wala 40 minutes am kuy wax nga bëgg koo def ci sa bopp daal di koy nettaliwaat soo ko defee du sotti li waa ji wax jeexut li ma war a wax jeexut dinaa del ci eggale ci des waaye foofu laa yem ak yéen dem ci tey ci alxuraan bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. الأساس الثالث استحلال دمه وماله وعرضه. هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض التفصيل. كراهية الآخر ليس فقط أنهم يكرهون غيره من أهل الشرائع الأخرى، لا، ولكن المختلف عنهم بالتدين داخل المسلمين أو ممن سماهم ابن عبد الوهاب المشركين
داخل الجزيرة العربية وخارجها من الصوفية والشيعة، وطبق أتباعه هذه الكراهية بدقة إذ كانوا لا bokk na ci li leen Angleterre waxoon ne leen bokk na ci seen sart sip bañ képp koo xam ne du ab wahaabiya sip ko bañ ko daganal alalam daganal deretam daganal rey ko ate ko mushrik te loolu duñ ko yemale rek ci dara iya waaye daa war a tas ci àddina bi bépp fépp fu ab wahaabiya nekk day sip day bañ day xas day ŋaññ day foñ day siif day rey day jàpp jaam di jaayi ci biir jullit ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom aw yoon. xamal leen ni ñi ngeen ci war a gën a bañ nag mooy sufiyanke yi ak chia yi. chia yi ñoom ñooy numéro 1 ñoo di yéefar yi nga xam ne ñoom dañ leen a war a massacrer ñu jeex ci àddina bi faw lenn la bokk ci chia bu mu fi nekkati. lan moo waral loolu nañ tëj bàmmeelab yonent bi nañu ne xirim la nañu minimiser shérif yi nga xam ne sëti yonent lañu. kon kay ñi teg ko doon bàyyi faali sëti yonent bi mooy si ay ñooñu ñoom dañ leen a war a écraser dañoo war a génn àddina waxaale su leen. suufiyanke yi nag xanaa ku nëbbatu waaye fu ngeen jàppee rek rey jël jabaroo ji mbaa ngeen jaayi jaam jël alalam yóbbu loolu moom da ngeen koy signé ne moom ngeen di def. da ngeen di waroo ak jullit ñëpp bañ ñëpp di fexeel ñëpp di rey ñëpp. لا يسلمون على الآخرين ولا يردون عليهم السلام. وأما تكفير الآخر فقد حكم ابن عبد الوهاب بكفر الشيعة كلهم واعتبر بلادهم بلاد حرب، وقال كما جاء في رسالته كشف الشبهات: وإن كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. baloo la amee ci kashfu shubuhaat téere moom Abdul Wahab lay wax fa la bind loolu. anglais yi dañ ko waxoon ne niyu ab jullit beneen sax wahaabiyanke waru ko def, romb ko niyu ko rek waru ko def. ñaareel ba itam lépp lu dig ci amoom da ngeen ko war a jële ci àddina bi. da ngeen a war a rey jullit ñëpp donte ñu ngi jàpp di julli jàkka di julli ajjuma di aj màkka jàngal xuraan. da ngeen leen di massacrer rey leen kenn du des. foofu ma dugal fi benn laaj ba wahaabiyanke amee ba léegi mas ngeen a dégg géeru wahaabiya ca biir yëfër ya. Usaama Ben Laden ñi ngi koy tooñ. Usaama Ben Laden du wahaabiya waaw moom ca ñu ne la bokk dio bandiya la ndax ñoom la àndaloon ca xeex ba te ñoom la bokkal aqiida. bokkul ci ñoom wahaabiya musu ñoo jàkkaarloog yéefar di xeex. fu ngeen dégg xeex ab wahaabiya rek ay jullit lañu fay rey waaye musu ñoo ubbi réewam yéefar musu ñoo tuubloo nit ku dugg ci diine islam te nekku ci woon waaye yàgg nañoo génn nit ci islam na ko doom jullit fekk ko ca jàkka ja rey ko. وأما بخصوص استحلال دم الآخر وماله وعرضه فيرتبط هذا بالتكفير في فكر ابن عبد الوهاب، وهو يفسر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت للإكراه في الدين وإجبار المشركين على الدخول في الإسلام خلافا لحقائق الإسلام الثابتة. عبد الوهاب nag daa di wax anglais yi ne leen ngir ñu mën a daganal nag jigéen li jullit ñi di leen jabaroo ko jàpp di jaayi, daganal alali jullit ñi di ko fab, daganal doomi jullit ñi di leen jàpp jaam, daganal rey jullit ñi. la budda min at takfir
il faut ñu yéefarloo leen ndax buñ leen yéefarloolul ci biir islam rey ab jullit daganut kon yéefarloo gi gaa yi di yéefarloo sufiyanke yi di ko yéefarloo képp ku àndut ak wahaabiya nit ñi di wax la tax ñu di ko def yéen xamuleen ko li tax ñu di ñu yéefarloo lenn dong la bis bu ñu amee doole jekkunu saxal ne ñun ay yéefar lañu te yéefar atteem ci lislaam rey ñu rey nu jàpp suñuy jabaroo ji foofu suñuy doom jaayi bu fekkee mën nañ ko ndax def nañ ko ci Irak jamono ji rek Babakar Baghdadi doon na jàpp ay jullit di leen rey di jàpp seeni doom di jaayi di jabaroo ji seeni jabar loolu Muhammad Abdul Wahab ne mu ne su ko def ci réewum jullit ñi lu dul ni dañ leen di yéefarloo kon il faut ñu saxal ne jullit ñi duñu jullit waaye jullit ñi ay yéefar lañu kon baat boobu ñuy jox ñeneen ñi ngir daganal seen deret la ak jabaroo ji seeni jabar ak jaayi seeni doom ak nangu seen alal ابن عبد الوهاب كتب إلى البلدان المجاورة المسلمة أن تقبل دعوته وتدخل في طاعته وكان يأخذ ممن يطيعه عشر المواشي والنقود والعروض ومن أبى غزاه بأنصاره وقتل الأنفس ونهب الأموال وسبى الذراري فليس أمام أي مسلم إذن إلى الوهابية أو القتل أو ترم baloo la amee nag anglais yi daal di koy sampal nguur moog alu Saoud ca Daraiya ñu tàmbali nag di bind ay leetar di ko yónnee ci réewi jullit yi leen wër xamal leen ne lii daal mooy mën a am toj leen seen bàmmeeli sëriñ bàyyi leen tasawuf bàyyi tashayyo bàyyi ngéeru Malik ak Hanafi ak an ba léegi yëpp fekk si ma ci ngéerum Wahaabiya su ngeen ko defulee nag li ma sëq ak yéen moo di rey ak siis seeni jigéen jaayi seeni doom nangu seeni alal ba ñu débaayee ak moom ne ko ab jullit sañuloo ko song di rey di ko forcé ndax laa ikraa fi diin mu ne leen yonent bi jaasi la jëloon di forcé mushrikiina yi di leen dugal ci lislaam te bi mu fi jógee yéen ay mushrikiina ngeen kon sañ na ma leen a forcé ni yonent bi forcé woon mushrikiina yi di leen dugal ci lislaam ngeen dugg ci Wahaabiya mbaa seen deret dagan seeni jabar dootu araam ci nun ñu mën a jaayi seeni doom nangu seeni ay alal loolu la Muhammad Abdul Wahab lay te waxul dëgg yonent bi daawul forcé nit ci dugal ko ci diine da daan wax ne duggal baax na duggoo bàyyil ku bëgg a dugg baax na ubbi leen réew yi ñu wax ak nit ñi ko lislaam doy nga dugg kum doyul nga baax ku ne nag sama réew doo fi dugg gi moom mun sa ñàkk ndax yàllaa ko ne rahmatan lil alamina te waa wooteem bi dafa war a daj sépp waa Abdul Wahab moom layut loolu dafa leen ni Muhammad daa forcé woon mushrikiina yi di leen rey ba dugg ci diine te yéen ay mushrikiina ngeen kon da ngeen di dugg ci Wahaabiya mbaa seen alal dagan seen deret dagan seeni jabar dagannu ñu mën a jàpp seeni doom jaam dem jaayi leen ترمل نسائه وتيتم أولاده ومن المعلوم أن ابن عبد الوهاب لم يفتح بلدا غير مسلم من الشرق أو من الغرب وإنما كان يغزو ويحارب المسلمين الذين لم يدخلوا في طاعته ودعوته تنفيذا لخطة وزارة المستعمرات البريطانية. Muhammad Abdul Wahab musula jàkkaarloo ci penku mbaa ci sowu ak réew mu dul ab jullit di xeex ak moom gi dugal ko ci lislaam moom li mu doon doxal mooy xeex ak jullit ñi tas seeni nguur rey leen tàggale leen ak diine islaam te loolu plan la boo xam ne ba wasaaratul xaarijiya al Britaniya moo ko santoon mu ànd ko ak alu Saoud waaye kenn déggul fu ñu ne jullit yii day ay yéefar lañu woon Wahaabiyanke yee leen dugal ci diine foo leen gis ñu xare mbaa ñuy xeex nañ Syrie dëkkab jullit la xeex nañu Libye dëkkab jullit la xeex nañu Yaman dëkkab jullit la Baghdadi xeex na Irak dëkkab jullit la Boko Haram ca Nigeria dëkkab jullit la ñii xeex ci Mali dëkkab jullit la ñuy xeex ña nga doon xeex Algérie dëkkab jullit la ñi ngi xas waa Sénégal di leen génn ci lislaam
te xam naa ne kàcciri Macky Sall yeeg kasoom bi kanum gi rek moo tax diggante ak ñoom waaye bis bu ñu amoon doole am sañ-sañ ñoom siquñu kenn dara du ab labbe du ab yahud du keneen ñun ñii daal lañ bëgg a rey nangu suñuy jabaroo ji jaay suñuy doom nangu suñuy alal loolu moo di ak wahabiya des na tuuti waaye damay bañ a tardé alxuraan ji bu beneen yoonee dinaa ñëw eggale ko